quelque ci niveau national ak niveau international yoo xam ne dinañ leen ci wax ñun waa Aar Sénégal ni ñu ko gisee bu ñu paree boo leen ci amee ay tontu dinañ leen ci répondre Sénégal nee na yëngatu na waaye Sénégal li ko yëngal bu nekkoon démocratie boo xam ne dafa mat démocratie waru ko yëngal man point bi nga xam ne moom lay commencer tey mu concerne ñun waa Aar Sénégal sans polémiquer ak kenn nag yëpp ñu teg ko ci waxtaanu démocratie ci waxtaanu gentleman mooy dañu dégg ñu ne Aar Sénégal moom mooy opposition de l'opposition yéen ñëpp dégg ngeen ko dafa am ñu ne Aar Sénégal moom mooy aar Macky maanaam Macky Sall lay liggéeyal wax jooju tant que ay militants ñoo nekk ci réseaux sociaux yi wala ñuy waxtaan ak suñu ay militants di ko mbalagante mën nañu jàpp ne c'est dans le cadre du jeu normal de la démocratie ku nekk yaa ngi mbalak sa morom espérer ne bu élection yi ñëwee di nga gañe ko waaye nag bu ñu demee ba dégg ay kilifa yoo xam ne suñu ay naatangoo lañ di ñu dëkkal foo xam ne dëkkuñu fa du ñu tontuntoo mais dina am lu ñuy leeral may fàttali ne yàgg nañu ko wax man ak Thierno Bocoum mi notamment que ne dëkk bu mel ni Sénégal da nga soxla ay opposition yu bari képp ku leen gëmloo ne opposition dafa war a mën a nekk benn maanaam benn dank benn bloc boo xam ni ñoom ñooy ànd ci lépp ku leen wax loolu am na yeneen intérêt yu muy défendre lu dul démocratie sénégalaise ñun ñëpp ku ci nekk bi nga ñëwee fekk nga fi ay parti politique nga xool ba ñu doy la nga dugg ci wala nga xool ba doyuñu la bokkoo ci terewul tekkiwul ne da nga leen bañ dafa fekk ne da nga jàpp ne bokku leen yoonu politique ñun ñi ñëpp ku fi ñëw fekk nga fi coalition boo xam ni ay parti politique ak ay mouvement ñoo ci ànd nga xool leen ba seppi leen nga bàyyi ko fa dem bokk ci beneen coalition tekkiwul ne da nga leen bañ mais dafa fekk ne bokku leen yoonu politique donc nañu nangu ne ñun waa Aar Sénégal dañu xool situation politique Sénégal ba mu doy ba xam ci lu bari nag yàgg fi xam li fiy dox décider assumer ne coalition yi nga xam ne ñoo fi nekk mënuñu ànd ak ñoom parce que dafa am ñun loo xam ne moom la ñu bëgg a jaay sénégalais coalition bii nga xam ne moo fi gën a yàgg mooy Benno Bokk Yaakaar bokkuñu fa te kenn koo xam ne mu ngi ci ñun bokku fa et je rappelle parce que rappel bi itam des fois daf ciy baax que ne boo xooloon ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk ni tey nekk ay opposants ci Aar Sénégal toujours ma wax leen ne amuñu fi ñu ñu gën a yàgg ci opposition bi amuñu fi ñu gën a xeex ci opposition bi ñu dul waa PDS yi nga xam ne ña nga toog PDS te waa PDS yi toog PDS boobu ba léegi bareetul exemple yi ma gën a maîtriser laa leen di jox Thierno Bocoum mi ak Abdourahmane Diouf mi depuis le 11 septembre 2013 la ñu génne Benno Bokk Yaakaar jàkkaarloo ak président Macky Sall ça fait 9 ans ça veut dire que depuis président Macky Sall nekk au pouvoir 1 an la ñu def Benno Bokk Yaakaar ak moom li ci des yëpp ñu ngi jàkkaarloo ak moom les débats économiques yi ñuy wax ñun ñoo ko fi jëkk génne jàkkaarloo ak président Macky Sall mu teg yoonu yokkuteem ñu démonté ko mu teg plan Sénégal émergent ñu démonté ko créer débat économique politique et social dans le pays boobu bañ koy def ñu bari amaguñu woon parti ñu bari amaguñu woon coalition ñun on a mené ce combat ba léegi dara changé wu ci ba ñuy dem élection législative ñun dañu jàkkaarloo ak président Macky Sall jàkkaarloo ak nguuram ba ñuy dem élection présidentielle 2019 dañu jàkkaarloo ak moom xeex ko ci politique élection bi fi mënti jaaraat dañ ko xeex donc ñun dañu am légitimité opposition boo xam ne c'est pas une légitimité usurpée c'est pas une légitimité feinte dañu ko liggéey ba toll fii ñu toll donc loolu bu ñu koy wax ñun askanu Sénégal moo tax ñu koy wax parce que bëgguñu ku lëndëmal xel yi bëgguñu ku lëndëmal xol yi bëgguñu ku ñu bañ a jàppale parce que keneen daf la gëmloo ne la ñii dañu ànd ak président Macky Sall te teguñ ko ci dëgg li tax nag ñu ciy artu gis nañ ne def nañ ko yeneen opposant yoo xam ne ñu ngi contre Macky Sall mais dem nañ ba gëmloo Sénégal yëpp ni opposant yooyu Macky Sall la ñu àndal ñun nag ñàkkuñu fayda ba loolu duñu dal loolu mooy benn bi ñu jàpp ko opposition boobu dañ ci nekk dañ ci ancré wu dañ ci gëm ànduñu ak Macky Sall moom la ñuy xeex
bu dee nag opposition boobu dafa bëgg ñu ànd mënuñu ànd ci lépp loolu mooy combat boo xam ne mën nañ ko bokk ak ñoom mooy combat 3e candidature Macky Sall du fi amee mooy combat wu dañu war a respecter les lois de la République te justement ñun bu ñu ko waxee ñu ne ñu da ngeen di def opposition dans l'opposition ñun nag ni ñu yàlla binde ak ni ñu gisee politique ak ni ñuy doxalee nanguwuñu parce que koo xam ne dafa nekk opposition nga ne suñu xarit nga dañ la war a jàppale nekkoo ci dëgg ñu lay jàppale man boog Abdourahmane mënuma ko te je sais que ñi nekk ci coalition Aar Sénégal mënuñu ko te duñ ko def bu dee opposant mooy bu pouvoir jalgatee nga ne pouvoir dafa jalgati waaye bu opposant jalgatee nga gëmm ci ne doo ko wax loolu pour man c'est de l'hypocrisie te ñun dawaluñu suñu bopp politique ci hypocrisie la réalité te dañ koy rappeler waat mooy Benno Bokk Yaakaar respecté wul loi warul bokk ci élection yi la réalité mooy Yewwi Askan Wi respecté wul loi warul bokk ci élection yi maintenant nag fi ñuy d'accord ñun ñëpp mooy la vraie injustice boo xam ne peut-être ñëpp waroon nañ ko xeex mooy Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne dafa jalgati loi ñu combine bëri ba boole ko ci élection yi ça c'est la vraie injustice te mënoon na nekk effectivement combat de l'opposition bu doon ñeneen ñi jàpp ñu ne ñun li ñu leen di wax dëgg c'est parce que dañ leen contre c'est très très important beneen boo xam ne itam dinañ ko rappeler fii parce que Sénégal des fois dafa am ay détails yoo xam ne dañ koy fàtte tey ci final ñu ne yan liste ñooy dem élection législative ñu ne juróom-ñett ci juróom-ñett ñooñu mu am ci ñaar ñoo xam ne dañu am tolof-tolof kenn ki ñu dindi liste titulaire am keneen ki ñu dindi liste suppléant wam waa léegi ñoom ñu ni élection mënul am parce que ñoom ay coalition yu mag lañ dañu war a bokk par la force li may laaj mooy ñooñu est-ce que dañuy xeexal seen bopp wala est-ce que dañuy xeexal démocratie sénégalaise ma jox leen ñaari exemple bu njëkk bi ñun ñëpp dañu àndoon xeex parrainage en 2019 élection présidentielle 2019 mu am 27 candidats yoo xam ne dañu dem élection dañu dem déposer seen candidature mu am ci 19 yoo xam ni 22 yoo xam ni dañ leen wax ne mënu leen dem élection mu des 5 ñooñu doon nañu xeex parrainage waaye 5 ñooñu jàll nañ parrainage ñun ñëpp xam nañ ne parrainage c'est une loi injuste est-ce que 5 ñooñu ñi nga xam ne tey ñu ngi ci opposition bi est-ce que en 2019 dañu organiser woon ay manifestations ne élection du fi amee parce que dafa am 22 candidats yoo xam ne dañ leen éliminer dëkk dafay am conscience historique ñuy fàttali ko li nga xam ne moo fi xew dama ni est-ce que 5 ñooñu nga xam ne ñoo jàlloon parrainage am 22 yoo xam ne jàlluñu parrainage ñu jàpp ne dafa injuste est-ce que 5 yooyu dañu defoon manifestation ne élection du fi am parce que suñu mbokk 22 yële ñoom dañu subir injustice ñoom ñëpp dañoo dem élection ba ku ci nekk yàlla jox la li nga xam ne moom nga war a am ñu jàpp loolu c'est très important est-ce que tey 25 listes yi nga xam ne ñoo déposé woon tey mu dem ba des 8 est-ce que bi ñu dindee ñenn ñi 7 ñi nga xam ne ñoom la ñu mujjee dindi muy ñoom ay gëm sa bopp ak ñoom Serigne Mboup ñun ñëpp vous allez voir vos archives moo tax def communiqué dafa baax gis ngeen ne étape buñ ci toll Aar Sénégal bind na communiqué solidariser wu ak liste yooyu nga xam ne ñoom lañ éliminé ci parrainage continuer xeex bi est-ce que ba ñu leen dindee dañ fi organiser manifestation ne gëm sa bopp bokkul donc élection du am ne liste Serigne Mboup àndu nawle dañ fi élection du am ak ñeneen léegi pourquoi combat bii ñuy xeex tey ne dañuy dem élection wala élection du am pourquoi il y a 1 mois kenn xeexu ko dëkk bi nañuy waxante dëgg man je préfère ñun ñu wax suñuy dëgg ñu mere ñu saaga ñu on assume léegi mënoo yow ñooñu ba ñuy subir nee nga injustice la xeexoo ko bu dee dañuy wax égoïsme yow dem nga élection pourquoi neewoo man kat dem naa mais dama rëcc ëllëg peut-être man lay dal du ma dem élection yow 2019 da nga dem élection 2019 da nga dem élection 2022 bu dul woon li ñu la bundu xatal da ngay dem élection kon xeexaloo démocratie Sénégal sa bopp ngay xeex bu dee nag loolu moo tax ñuy wax opposition dans l'opposition on assume waaye ñun suñu combat ci dëgg lañ koy teg ci société civile bi suñu xaritu société civile bi ñoom ñëpp xam naa leen
ñoom ñëpp xam nañ ñi nekk fii ñun ñëpp ay doomu ndey lañ ku ci nekk sa bopp jàmm nga ko yéene mais dafa am lu raw Abdourahmane Diouf raw Théodore raw Thierno Bocoum raw Cheikh Omar Sy loolu mooy Sénégal Sénégal tey pour mu mën a nekk dañu am lu ñuy woowee un commun vouloir de vie commune loolu moo tax ñun ku ci nekk loi bi ngay defal sa bopp wala xalaat bi ngay defal sa bopp du loolu moo ñu tënk mais lu ñu ànd ñun ñëpp booloo liggéey ko mu jaar assemblée nationale nekk suñu loi di doxal réew mi ñun loolu la ñu bokk. léegi yow nan ngay mën a demee assemblée nationale pour defar loi bi nga xam ne moo ñuy tënk pour doxal réew mi ba pare nga nangu ne loi ña nga war a nekk candidat pour dem ci assemblée nationale boobu may nga leen ñoom ñu jalgati loi. Cette société civile là man j'ai beaucoup de respect pour ñoom liggéey naa lu bari ak ñoom mais seen position bi mënuma ko comprendre te kuy républicain waroo ko comprendre parce que li nga xam ne moo ñu boole c'est le respect des lois républicaines. Quand tu dis que tu veux chercher la stabilité du pays, quand tu veux avoir la paix sociale, la meilleure façon d'arriver à la stabilité du pays et à la paix sociale, c'est de respecter les lois du pays. Je ne comprends pas une société civile boo xam ni da nga ne pour dëkk bi tekkaaral pour jàmm am ci dëkk bi nañu jalgati loi yi nga xam ne moo yor dëkk bi ñu ngi dox nag waaye fii lañ ñuy fekk parce que gënuñ ñu nekk sénégalais gënuñ ñu sonn ci politique gënuñ ñu xam institution ëppuñ ñu légitimité fu ñu dugg wax fa ñun dinañ fa dugg wax fa parce que nag manoo yow ñu teg la ci même condition que ñeneen nga def effort yi ñeneen ñi def nga am ci ndam ñu ne non 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 yow sa ndam amul problème Thierno wax na ko sànq mais ñi nga xam ne ñoom ñoo lajj ñoom la ñuy jël teg leen ci kaw parce que boo leen tegul ci kaw ñu lakk dëkk bi loolu boo ko commencé wax naa ko fii keroog man nga dem ba élection présidentielle nit dem élection présidentielle perte élection présidentielle mais mu fëgg dënam ne man dama am doole donc damay créer gouvernement d'union nationale est-ce que société civile boobu dafay ñëw jàppale leen nous sommes une jeune nation qui n'a que 62 ans boo bëggee construire une nation da nga koy construire ci dëgg mais pas ci ay naxaate fu ñu woo ci réunion ci loolu dinañ fa dem dinañ wax suñu position bu dee xel ak xalaat ak am fayda moo fay dox dinañ wane suñu xel bu dee dëgg bu dee jaay doole nag moo fa am ñu xool lan lañ ñuy jox loolu mooy ñaareel. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.